Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk ci gën a fës polyclinique bu Touba Daaru Minam liggéey ba noppi na ba nu ubbi ko tey jii ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall ca Touba màggalu Touba ay baat yëkkatiku ngir ñaax chauffeur si ñu bàyyi xel bu baax a baax tërali nii ci wàllug dawal naka noonu nekkin wi ci tali bi ndax jàpp nañ ni mën naa tax ñu fegu ci accident yu bari yi jàngoro diabète mi ngi gën di laal soxna yi ci Sénégal mooy seetlu gi téeméer boo jël fanweer ak ñeent lañu wax ñu ne nag loraange yi bokk na ci yéex a xam jàngoro ji mbootaay gi taxaw ngir nag jàppale aji tawat gi ci wàllug diabète ma ngay yëglu tey waajal ab campagne la xew démb ca assemblée nationale sénégalais yi rafetlu wuñu ko nee nañ nag boo moyul fukk ak ñetteelu législature bi moo nar a gën a yées bi weesu politologue bi xamee ci wàllu politique doon ni taskatu xabaar di Momar Seyni Ndiaye moom jàpp na nag ne assemblée nationale awul ci yoonu soppiku lu jëm nag ci commission ad hoc ba nga xamante ne sax samp nañu ko démb directeur exécutif bu ONG 3D moom nag naqarlu na anam ba waaye tamit la mu jàpp li nga xamante ni moom mooy mbalaanu kiirlaay anam bi ñu koy defee ci Sénégal doy na waar dana boo moyul dana dem rek ba mel ni ndox mu ñuy naan mbokk yi ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi-léegi. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias ñu daal di tàmbali xibaar yi fële ca département bu Kolda ak accident boo xamante ne nag am na ci diggante ñaari dëkk foofe ñaari camion yu laale ba ñeenti doomu aadama jëlee ci ay gaañu gaañu yoo metti waaye tamit ay jumtukaay yu bari yoo xamante ne nii yàqu na ci Abdoulaye Diallo. ñaari camion yi mbokkante moo waral ñeenti nit jëlee ci ay gaañu gaañu yu méttee métti benn mbaamu saret dee si ak ay bagages yu bëree bëri daal di si yàqu. léegi camion bii nii dafa doon éviter benn mbaam mais mbaam bi dafa xëcc ci digg tali bi léegi camion bi daw di ko wër ñu koy wëree camion bi yegg si après ñu ñaañu daje soog bi métti na trop parce que kee sa wër bi tànk ay 22 heures quelque maanaam la après la dëkk bi ba village bi man xaw ma nag ñun daabo après si la daabo ñëw jël évacuer leen Kolda ñun Dakar di jëm fan. di jëm Guinée am mbaam mi am na ko ci nekkoon mais nag waa dëkk bi dañ ko nëbb parce que nanguñu ko feeñal. boobu accident mu ngi xewee ca route nationale numéro 6 diggante dëkk bii di Dabo ak dëkku Mampatim ñi fa jëlee ay gaañu gaañu waa sapeur pompier ñoo leen yóbbu ca service d'urgence bu hôpital régional bu Kolda ca beneen côté RN6 bi maanaam ca Sinthiang Assane di ab dëkku kaw bu commune Tankanto Escale foofu it ab woto 4x4 marque Mitsubishi moo fa daal di mbëkk ab taatu garab ndaamaraas ginnaaw bi oto bi bàyyee tali bi te dugg ci tool yi daw na lu xaw a tollook téeméeri meetar laata muy mbokku ci garab gi kenn ñàkku ci bakkanam waaye yàqu-yàqu yi bare nañu.
ñu koy jaajëfal bu baax Abdoulaye Diallo ca diwaanu Touba ni ñu ko waxee woon njiitu réew mi Macky Sall ma nga fa liggéey bi soxal nag polyclinique bu Touba Darou Minam noppi na ba nu daloo ko tey jii ñu def ko nag ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall foofee ci Touba nag ñuy waajal bu baax a baax màggaluk Touba gi matuwaay yëpp nag jël nañu ko kilifa yi dalal nañu xel yi foofee ca diwaanu Touba dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wax nag ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo taxaw fi mu ne nii di ñaax chauffeur si waajal màggalu Touba gi ñu bàyyi xel bu baax a baax ci tërali nii ci wàllug dawal naka noonu sàmmonteeg kon nekki nii ci tali bi ndax loolu mooy mën a tax rek ñu moytandiku ba bokk fegu ci accident yu bari yi nga xamante ni nag moom la ñuy nemmeeku directeur bu centre universitaire bu recherche ak étude ci wàllug mobilité mi ngi ci ñaax kon chauffeur si bu baax a baax Mame Birame Diouf ci leeral. woto yi màgget yi des ci circulation bi ci bëri ci ñoom nag at ga ñu waroon am sax ñu weesu ko parc automobile bi nag fii ci biir Sénégal doon loo xam ne kon laaj nañu yeesal ko ngir kat dem ak dikk bi na muy amee doon luy gën a baax bu ñuy amal nag ay xew-xew yu mag rawatina lu ci mel ni màggalu Touba woto yu bëri kon jug jëmale ci dëkk bu tedd googee laaj ñu teel a jug ci contrôle gi ñu amal ci woto yi. événement yu mel noonu toujours. maanaam sécurité waa sécurité maanaam police ak ñooñu ak waa DTR direction des transports routiers dañuy teg ay nit ñi nga xam ne ay policiers yi nga xam ne ñu ngi ci kaw télé bi itam dañuy teg itam ay nit ñi nga xam ne dañuy sensibiliser nit ñi ci ñuy wàññi vitesse yi mel noonu d'abord njëkk am na yenn véhicule yi nga xam ne war ko dawal yow boo amul véhicule bi nga xam ne vraiment kii visite technique bi baax na war ko dawal loolu moom policiers yi ñoom ñoo koy vérifier yu mel noonu ñu respecté code de la route ñii di dawal oto ñu def ndànk ndax vraiment voilà ñu respecté itam plan circulation bi nga xam ne autorité bi def na ko fi. tali yi ñu defar ak it di ko yaatal dafa laaj ci dawalkat yi ñu gën a am comportement goo xam ne nii di leen may ñu tegu ci yoon yooyee ci ni mu waree. di nga gis ki nga xam ne dafa am oto bu yànj bu rafet mais moom mooy gën a gaaw accident que oto bi nga xam ne dafa màgget loolu donc ci wàllu accident yi ñu ragal ci occasion yi mel noonu moo xam gàmmu la moo xam itam kii la moo xam màggal la surtout ci comportement yi comportement nit ki la. xalaat bi ñuy amal ngir taxawal ko parc automobile fii ci biir Sénégal goo xam ne nii dina tax ñu gën a aar alam gi. doon loo xam ni programme des Nations Unies pour l'environnement direction des transports ñu ngi ci amal xalaat ngir kat pollution bi dañ fi ñuy accès suñu recherche mooy nan la ñuy defee nan la ñuy xool ba carburant bi ñu consommé déjà mu wàññeeku bu baax a baax. am na yeneen xeetu oto yoo xam dañ koy voté pour recommandation comme par exemple ay voiture électrique yoo xam ni ay courant lay day dox. am na aussi yeneen oto yoo xam ni même ci su fekkee ay auto essence la leen xool nan leen koy càmbare def ci ay systèmes yoo xam ni maanaam consommation bi du yàgg quoi. parc automobile bi ni mu war a taxawee ba dem ak dikk bi nit ñi duñ ci amati jafe-jafe loolee des ba tey fii ci biir Sénégal kilifa yi nag di yokk xalaat yi ngir taxawal yeneen doxalin bokk na ci sax amal lii di train express régional. lu soxal rek fegu gi ci tali bi ñiy tay professionnel lañu di yëngu ci mbirum woto di ab mbootaay duppee seen bopp nag les anges de la route maanaam ñuy ottu tali bi ñu ngi sàkku ñoom it ci chauffeur si ñu daal di rek xoolaat bu baax a baax seen i daamar laata ñuy départ wutali Touba naka noonu it ku sonn na nga gaare sa woto téléphone yi nan ko moytu di yore ba ci nag ceinture yi tamit nanu koy farataal di takk ñoom nag door nañu rek campagne bi nga xamante ni jëm na ci wàllug kaaraange Boubacar Sagna moom mooy njiital mbootaay boobee ci micro Salif Sow Asmalik Diop. ñu jublu nag ci màggal gi ñu ubbi benn partie autoroute Ila Touba mu nekk lu bees mu nekk lu yees tali boobu nuñ ci war a jaar lan la ñu war a moytu lan la ñu war a def ngir ku fay jaar guddi wala ku fay jaar bëccëg bañ a lor éclairage amul comme autoroute bi nga xam ne des fois mu am ay nag wala béy wala bagage bu daanu nit ki comportement bu war a am chauffeur yi ñu leen di ñaaxaat aussi ci bagage yi ñu koy takk bu mu dëgër ndax bagage bu wadd am ku nekk si ginnaaw bu ko moytu daal di saaraan de gis nañ ko fi. benn bi mooy par rapport ak doodaan yi fii ak Touba daanaka def nañ ci ay doodaan xaw na wàññi accident yi mais période bi nga gis na ngeen seen fàtte nañ ko peinture ndax peinture bi dem benn instant day deñ donc oto yi bu ñuy daw dootuñ ko gis da ngay gis oto bu daw ba dal ci maari bay taal accident am mun na saaraan lu ne mun na ko dal mu loru kon ñu ngi interpellé état bi ministre des transports ministre de l'intérieur yooyu disposition ci CRD yi ñu ko ciy boole mooy tali bi aussi panneau yi nga xam ne dafa wadd muy panneau doodaan muy panneau de signalisation yi aussi ñu koy réactualiser ñu vérifier fépp panneau wannoon ñu jël ko fexe sampaat ko ngir permettre automobiliste bi mun a repérer wu ci tali bi
ñu dem ba diwaanu Thiès lii nag ay welo yoo xamante ne nag ñetti kon roue lay am ñetti pono welo yooyu nag la ñu bëgg mu wutu taxi moto yi nga xamante ne nag moo fa nekkoon di moto Jakarta yooyu nga xamante ni ñoo daan dimbali kon askan wa ci dem baak dikk ba jëwriñ ñi dénk wàllu xëy mi moom nag moo taxaw ci rek jëmmal projet boobee lépp rek ngir mën a yombal dem baak dikk ba ca diwaanu Thiès projet bi nag xamle na ko askan wa mu nekk projet boo xamante ni nii tey am na ay partenaires yu leen ca gunge Cheikh Anta Diop. léegi benn Jakarta dootul daw ci biir Thiès nguurug Sénégal lëkkaloo ci ak fédération nationale des conducteurs moto Jakarta ak benn partenaire Jaraay Sa fas yéene indi ci diwaanu Thiès ay moto yoo xamante ni ñetti roue lay doon am base am sécurité dañoo bëgg a yokk kaaraange askan wi. naa ngi nii ñu ngi mën benn liggéey boo xam ne bu tar ak le moto Jakarta yàlla def nañu dem ba organiser leen de manière à ce que ñu neex a jàppale sur ce état du Sénégal gis loolu ñu dama ci dugal sama loxo mooy dama bëgg ñi améliorer maanaam seen condition de vie sur le plan aussi sécuritaire cela veut dire ñu jóge ci ñaari roue dem ci ñetti roue comme ni ñu ko defee en Chine en Thaïlande ak au Nigeria porteur d'emploi la am na 300 mécaniciens yoo xam ne état bi da leen a war a former sur le plan national ba pare même créer yeneen emploi bâche bi ngeen gis nii ci kaw tricycle bi suñu partenaire technique bi fii la ñuy créer xale yu koy defar. fédération nationale conducteur moto Jakarta ak seeni partenaire fësal nañ ne projet bi fas yéene naa door ci janvier ci at mu bees mi. te ni ñu ko jëmbalee mooy ak état bi mooy chaque région ñu wàcce fa 50 tricycles en phase test te incha allah dinañ leen accompagner en assurance et en formation technique. dawalkatu taxi moto Jakarta yi nekk ci Thiès rafetlu ko lool kii di seen njiit mu gis ne lii de yokkute la jëmale ko ci dawalkatu moto Jakarta yi. projet la boo xam ne bii ci tricycle yi. franchement man de dama doon ñaan yàlla ba lii nga xam ne tey moom la yàlla dogal ñu indi ko fi biir Thiès. ñoom sax nee nañ lu toll ci juróomi junniy ndaw daañu mën a amam xëy ginnaaw bu leen joxee xeetu moto yooyu te it ndaw ñu bëri daañu ci mën a gis seen bopp dawalkatu moto Jakarta yi nekk fii ci Thiès nee nañ yàkkamti nañ mu dugg fii. fële ca Kaolack moom la ñu fa nemmeeku mooy nag kër docteur wala district bi nga xamante ni moom mooy bu Nioro ba liggéeykat yi nag wàccoon nañu ca commune ba di ñaxtu ndax dañu gis ni kilifa ya foofee dañu ne tekkaaral ci jafe-jafe yi ñuy dund ndax léeg-léeg askan wi nag dina leen faral di singali dem sax ba di leen songu ñu ne nag rafetlu wu ñu tamit affectation yi nga xamante ni nii ñu ngi ko fay faral di def ñu ne affectation yooyu nag ci yaama neex képp la ñu ko tekk Ibrahima Diamé. génnaat nañu ci mbedd mi won gannaaw salle d'hospitalisation yeeg salle d'accouchement yi pour def doxum ñaxtu ci mbeddu Nioro du Rip. sage-femme médecin infirmier bokk ci benn intersyndical ñoo dajalwaat te def mobilisation bu takku pour yëkkatiwaat seeni kaddu ñaawluwaat comportement yi nga xamante ne ñenn ci askan wi leen di bundu xatal di leen di maltraité Mame Thierno Dia ñu denk ko wàllu revendication ci SUTSAS moom moo yore seeni kaddu. ñun intersyndical ñoo réunir SYNTRAS SUTSAS ak les collègues là parce que dafa ñu am ay naataango yoo xam ne yi dañ leen a yàgg def ay mitital ak di leen suufeel ak di leen def nu leen neexee loolu daf ñu metti trop. dañu def suñu ak ñun waa Nioro sonn nañu. district bu Nioro sonn nañu. kaa bi leen gën a métti nag te ba tey mënuñ ko fàtte moo di li xewoon poste de santé bu Taïba Niassène muñ ne seen collègue lañ fa toroxaloon. bi ci mujjee nag nga xam ne moom moo yëngal gaal gi mooy problème mu Taïba Niassène problème mu Taïba Niassène dañu ci am rus bu mag parce que suñu agent yi lañ fa liggéey mérité wuñu liñ leen fay te loolu autorité administrative yi dañu seetaan élus locaux yi dañu seetaan te loolu du waru garu population ñun nekkuñu fi pour toroxal population la population aussi li ñuy def di ñu agressé di ñu attaqué di def yenn comportement yi loolu du seen waru gar liggéeykatu kër docteur yi leen nag jàmm rek la ñu bëgg seen digganteeg askan wi ñu fi nekkal pour seen liggéey gën a jaari yoon ci loolu nag ñuy woo ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi ci war a dugal seeni loxo ñu def ko balaa ñuy lal yeneen plan d'action yu nga xamante ne xëy na buñ ko defee dina metti lool ci askan wi. kër docteur ba ca Ndar Géej tamit pënd ba wuri na ndax SUTSAS SAMES ak SAS ñoom nag ñoo lëkkaloo tëral ab alliance duppee ko nag A3S la ñu bëgg rek mooy ñu taxaw ci seen i jafe-jafe ñoom it ne nañ contrat ya nañu koy tëralee dëppawul ak yoon waaye njiital kër ga ca boppam na muy doxalee tamit war nañu ko xoolaat ña ngay sàkk nguur gi mu gestu loolee yépp Ousseynou Diop.
ñetti syndicat yi nekk ci hôpital régional bu Ndar di SUTSAS SAMES ak SAS ñoo daal di booloo seeni doole ñu ni la ñu bëgg bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ni hôpital bi moom lay dund ñu mën ca taxaw ñoom ñi nga xamante ni ñoo duppe seen bopp alliance A3S jóg nañu ngir nag lu jëm ci wàllu jafe-jafe yooyee ñu mën ca taxaw bokk na ci ñàkkum matériel bi ci hôpital régional. am na ay fan yu néew amuñu gant dañuy prescrire ay gants malade bi mu jënd ko pour ñu mën ko faj. dañuy jël suñu matériel bloc opératoire di ko yóbbu Louga pour stériliser ko te yooyu amoon na fi amaat ñu gis ne bu ñu toogee noppi loolu du baax ci population yi. membre yi nekk ci SAS SAMES ak SUTSAS nee nañu nag ci wàllu hôpital bi lu toll ci benn ci ay milliards dugaloon nañ ko fa ci at bi ñu génn ñoom nag nee nañu xaalis boobee fa mu dugg moo leen ëlëm. 2016-2017 benn subvention de 844 millions mu dolli ci 400 millions ne ñu. defaraat leen hôpital bi loolu pour tabax bi kese la defar punti defar palanteer defar mur yi xar yi mais ñun ci subvention boobu commencé nañ ko exécuter syndicat yi wala personnel bi ñu gisuñu ci dara li nga xam ne def nañ ko ci xaalis bi te bëgg nañ xam administration bi wax ñu xaalis boobu naka la ko utiliser. seen ndaje bi tàll nañ ci loxo nguur gi rawatina président de la république Macky Sall ak ministère bi yore wàllu santé ngir ñu gën a amal transparence ci hôpital bi. ñu ngi ñaan ministère de la santé ak état bi ñu jàppale ñu dimbali ñu ci xeex boobu ndaxte ñoo fi teg tey ñi fi nekk di gérer hôpitaux yi. alliance A3S nag jóg na mu ni la mu bëgg bokk na ci lu jëm ci wàllu hôpital bi fa mu nekkoon ñu delluwaat ko fa ndaxte jamono jile ay jafe-jafe la liggéeykat yi di dund. ci wàllu wér-gi-yaram ba tey bi yoon nag ak jàngoro ak diabète ñu gis ni nag mi ngi gën di laal soxna yi fii ci Sénégal nee nañ téeméer boo jël kon fanweer ak ñeent nemmeeku nañu ko lu ni mel nag ñu ne faaw ñu taxaw ci mbootaay nga xamante ne nag moom mooy taxaw rek ngir dimbali aji tawat gi ci wàllug diabète moom nag fas na yéene rek amal ab campagne du yàgg lool tey ci suba nag ñi ngi doon janook taskatu xabaar yi fële ca centre Marc Sankalé bu hôpital Abbas Ndao dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Dione. diabète daal di bokk ci juróom-ñeenti jàngoro yi nga xam ne nag dañuy faagaagal ñii di jigéen ñi mu nekk feebar boo xam ne dafa daal di doy waar jafe-jafe yi bari bokk na ci nees def ba faju waaye tamit nees def ba def lii di dépistage précoce bi. diabète fu mu nekk nii feebar la boo xamante ne dafa seer cherté diabète biñ ko évaluer 75 000 francs diabète de type 1 maanaam ñiy pikiiru loolu boo ko xoolee nekk na ñëpp boo xamante ne soo koy xool évaluer ko ci salaire yi doon na loo xamante ne lu metti la loolu nag dafay wane rek ne il nous faut que léegi ñu changer paradigme mooy lan mooy ne balaa complication yi di ñëw ñu gàttandu ko def prévention pour que diabétique bi feebaram bañ a évoluer vers des complications. diabète ak jigéen ñu wan lor loolu daal di nekk ab campagne boo xam ne war nañ koo door waaye ba fii ñu toll nii kenn jàppagul bés bi. C'est bientôt, ça va démarrer bientôt pour ce qui est du démarrage parce que les messages sont déjà prêts et que certainement sous très peu les messages vont être lancés inch'Allah. diabète ak méthode contraceptive daal di nekk tamit beneen jafe-jafe boo xamante ne intéressé na ñii di professionnel yi. jigéen bu am diabète te tollu ci am doom dafa war di waxtaan ak ñu koy fecc bu waxtaan ak ñooñu dinañ ko wax yee wan ko ne jigéen bu am diabète war naa mën a am doom waaye mën am doom bi dafay fekk suukaram wàcc ba pare donc buñ ko fejee. ca Touba Mbacké la ñuy dellu fekk ji fi Macoumba Beye bu rajo Futur Média Macoumba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou Kiné di nuyu ñi leen di seetaan ñëpp. ma ngoog Macoumba Beye yaa ngi foofee ca Touba Mbacké maa ngi ko doon wax léegi ci ndoxteelu xibaar yi ne nag lu am solo def nañu ko foofee tey ca Touba rawatina ak Daaru Minam ak polyclinique boobee nga xamante ne nag liggéey ba noppi na ba tey ji ñu daloo ko ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall yaa nga ca Touba luñ fa mën a jàpp ci xibaar. bokk ci liñ ci mën a jàpp soxna Fatou Kiné ni nga ko waxee polyclinique Assadiyat Jaariyatu Mariam moom nag njiitu réew mi ci boppam moo teewoon liggéey bi li mu gën a rafetlu nag mooy ay privé yoo xamante ne nii ñoom ñooy boole seen doole def loo xamante ne nii dina jëriñ askan wi ndax nee na ni ko woykat bi waxee rek fu ne nga nekk fa yàlla dong moom moo ko mën gouvernement bi loxoom jotuwul fu ne am na ci loo xamante ne nii nag moom mën na koo sasoo waaye am na ci loo xamante ne nii moom gouvernement bi du ko mën
lu mel ni soppi jiwu wi wala transformé waat économie bi ñoom dinañ ko def waaye am na yoo xamante ne nii faaw nit ñi yor xaalis nag dugal ci seen loxo loolu la président rafetlu bu baax a baax ci li mu fi jël ci ay mesures pratiques bokk na ci nag dig waa hôpital bi ni dina leen booleeg ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr bu ko defee nag ñu daal leen di utal ab générateur oxygène ci biir polyclinique bi ak benn unité de dialyse boo xam ne ku la ñu koy def di ci raxas deret ak itam utal leen agrément boo xamante ne ni dinañu mën a juboo ak waa ministère de la santé ak waa CFB nga xam ne mutuelle bi nag ku ci duggati di nga mën a faju te juróom-ñaari téeméer ngay fay bu ko defee gouvernement bi juróom-ñetti fukk ci téeméer boo war a fay ñoom ñoo la koy gàddul li ci des nag nga daal di góorgóorlu yoral ko sa bopp muy daal li nga xam ne moo ëpp doole ci li nga xam ne ni amoon na fi kon ñi ko sos itam daal di xam ne ni ñoom def nañ ci juróomi téeméeri million ci xaalis boo xamante ne nii ñoom ñoo ko moom ay murit yoo xam ni dañoo nekk fii Serigne Isaaxa Mbacke nag moom moo amoon xalaat bi woo leen ci boole leen ci ñoo ci ànd nag ba mbir mi mujj nag agsi fi mu agsi sotteegul nag ndax am na yeneen service yoo xam ni nee nañ ba fi mu ne nii tàmbaleegul waaye seen mébét daal mooy continuer ba mu nekk hôpital boo xam ne bu mucc ayib lay doon. Makumba. waaw laata ñuy tàggatoo rek xanaa ci màggal Touba geek waajkaay gi ak wax dëgg neex yàlla nit ñi li ñu doon xel ñaar naan boo moyul jafe-jafe dana am ci wàllu ndox wala yooyu ndax mën nañ jàpp ni xel ya dal na foofu ca Touba. waaw xel yi dal na waaye ñun tey ci suba fi ñu demoon sunu naataango Pape Balla Gaye demoon fa reportage xamal nañ ko ni am na ay jafe-jafe ndox yoo xam ne nag ñu ngi koy nemmeeku nekkul coupure boo xam ne danaan kàkk waaye nag tension lay doon. robinet yi dem ba commencé wàññeeku ndax nag Touba nit ñaa ngi tàmbalee ñëw bu fekkee yaa ngi miin Touba tuuti doon dem ca jumaa ja di ñëw ak jamono ji ni nit ñi tàmbalee def nga xam ne nag gan ñi ñu ngi tàmbalee dikk bu baax a baax te day yokku ndax nag weekend bi ñu bëree bëri dinañu gën a ñëw ak délégation président bi ci nekkoon mais jafe-jafe ndox saafara woon na fi abadan moom mu ne su ko wax fi mu ne nii. ñu koy jaajëfal bu baax Macoumba Beye sunu naataango nekk ci rajo Futur Média ñu doon jokkoo moom ca diwaanu Touba wàllu wér-gu-yaram dinañ ci des bi yoon nag wax ci maanaam jàngoro yi nga xamante ne nag moom mooy laaleeg xol lu ci mel ni wàllug cardiologie ñu gis nag fii ci Sénégal nee nañ limu cardiologue yi taxu ko bari lool ndax ba nëgë ni am na ci ñaari diwaan yoo xamante ne nii nag amagul cardiologue donte nag def nañu ay jéego bu ñu tekkaleeg suñu bopp ak yeneen réew yi professeur Abdou Ba nag àdduna tey ji ci wàllu woowee mu nekk ay bis yoo xamante ni ñi ngi ko jagleel kon wàllu cardiologie bu hôpital Aristide Le Dantec ñu teewlu ko ak Mame Biram Diouf. bu njëkk bu fekkente ne feebar yu mel noonu ñuy wax crise cardiaque daan na la suñ la waree yóbbu France dem beeg dikk beeg avion yeeg frais hôpitaux yi lu mu bon da nga ñàkk 5 millions 5 millions c'est pas à la portée du Sénégalais moyen Sénégalais yi ñu bari amuñu ko bu ñu yóbboo ñaar téeméeri malade dafay nekk 1 milliard mooy prix salle bi léegi ci ñetti at yi mu fonctionné rek dugal nañ ci junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak benn malade ñoo xam ne ay sénégalais avantage bi mooy fii lañ lay faje ñiy wax làkk boo xam ne bii da nga ko dégg nga nekk ci sa biir famille et puis kenn du la dugal ay avion di la garangare donc loolu avantage bu rëy la et bénéfice la pour Sénégal et sécurité la pour tout le monde. léegi après 500 000 la nit ñuy fay pour benn coronarographie donc c'est 10 fois moins que li ñu doon ñàkk en France. pratiquement dans toutes les régions il y a des cardiologues sauf peut-être Kolda ak Tamba ñoo amagul mais il y a au moins fanweeri cardiologue ak juróom yoo xam ne ñu ngi leen di former dans les 4 ans là dinañu gën ca forcément dina am ñu fa dem mais boo demee réew mu mel ni Côte d'Ivoire. daanaka cardiologue yëpp ñu ngi biir Abidjan. niñ ko waxoon ci ponk yi la xew démb nag ci pencum ndawi réew mi Sénégalais yi rafetlu wuñu ko muy mbiccoog mbaaloo gi kàddu yu ñaaw yi nag noonu ñu jàpp nag ne kon fukk ak ñetteelu législature bi boo moyul moo nar a gën a yées bi nga xamante ne nag weesu na kii nag ab politologue la xam-xamam màcc ci wàllu politique nekkit taskatu xabaar di Momar Seyni Ndiaye moom la mu seetlu rek mooy assemblée nationale awul ci yoonuk soppiku Pape Fara Ñing dama rus en tant que jeune bu doon admirer dugg ci champ politique bi et tout. vraiment lii du lu rafet ci deru sénégalais yi wax dëgg yàlla. li nu mel mooy xalaatu sénégalais yu bëri ci assemblée nationale jëfin gi ñu nemmeeku fële nga xam ne moo nekk ca penc ndawu réew mi fukk ak ñaareelu législature bu bees bi boo moytul mooy gën a yées bi la weesu. li fi xew bon
joxewul signe bu baax daal lu pire sax mën na fee xew. tey dara changé wu ci boo xoolee par rapport ak li xew démb. lu dul ay xiiroo ak ŋaayoo daal lañ gën a gis ba ci démb sax wane na ko. bokk ak ñoom xalaat politologue bi di Momar Seyni Ndiaye jàpp ne rupture bañ dem wax gisaguñ ko ak li xew. li woon daal xëy na waneegul ba léegi ndax li ñu gis démb daal wax dëgg neex yàlla yaakaaroon nañu ne xëy na assemblée bi teew bu bees bi taxaw dina seet jàngat am ay jàngat yu mu war a def ci assemblée bi weesu te ñëpp ñaawlu woon taxawaayam ba nga xam ne lii ki amoon dootu ci am waaye li fa mel ni daal jàngat bi dafa xaw a des tuuti. pouvoir bu ne moom boppam assemblée boo xam ne askan wi la fiy nekkal ñi ñu dajal jàpp ne noonu la war a demee ci réew mi. danoo war a nekk député du peuple comme ni ma ko waxoon en français un député comme maître El Hadji Diouf pour man exemple la. état bu bëggee jël justice it jël tous les pouvoirs di ko gérer du lu jaadu. opposition dafa am ak ay yelleef waaye opposition ñoom tamit du taxaw rek ne lépp lu nguur gi def rek dara baaxu ci lépp lu mu def mu ŋàññi ko ba day dem ba sax mu jigi dootul nekk ŋàññi maanaam politique bi maanaam ki nga xam ne moom moo nekk seen kanam jàkkaar la ñoom moom la ñuy ŋàññi maanaam dañ koy personnaliser loolu de wax dëgg neex yàlla war na deñ. wax ju ñaaw saaga lu fa ñëw ñu daal di koy woote ñi daal di gedd boycotté yëkkati malaanu kiirlaay li nga xam ne moom lañ dem ñaawlu ci assemblée nationale bi la weesu ci bés bu njëkk rek wàllu session ñu daal di koy nemmeeku loolu nag askan wi ñu dajal naqarlu nañ ko lool. askan wi naqarlu ko directeur exécutif bu ONG 3D moom it gis-gisam ca commission ad hoc boobee nga xamante ni moo waral coow la démb ca assemblée nationale nee na nag anam bi ñu ko tëralee moom rafetlu wu ko ndax lu soxalit yëkkati mbalaanu kiirlaay ab député fii ci Sénégal boo moyul dana mel ni rek ndoxum naan ndax anam yi ñu koy defee yombal nañu ko ba mu jaaxal askan wi yàlla san ba assemblée bu jaxasoo danay jóg ci mujjantal ga kuje politique bi daal di boycotté Mun Ndiaye Cissé ne li ni mel bettu ko ci assemblée bi. opposition bi mënul woon def neneen parce que opposition bi xam na ne bien bu ñu demee vote aussi day perte donc li mu mën a def mooy fexe lu Sénégalais yi gisee mbir mi ne eh bien ñaari camp la camp wu opposition bu contre ñuy lever immunité parlementaire u Khalifa Sall. ak camp wu majorité bu d'accord ñu lever immunité parlementaire. téeméer ak fukk ak juróom-benn député yu fare ci nguur gi dal di adopté commission ad hoc bu war a saytu mbiru député maire Khalifa Sall li ne mel nag ci wuuteeg ñu fare ci kujje politique bi. nekk loo xam mën na taral suñu démocratie ba tax na du lu ñuy rafetlu nekk na également loo xam ne dina gën a jafeñal eh bien. dialogue bi ñu woote waxtaan bi ñu bëgg a woote entre opposition et pouvoir. ñu moytu banaliser lii di yëkkati malaanu kiirlaay directeur exécutif bu ONG 3D di alerter ginnaaw Barthélémy Diaz maître Ousmane Ngom Abdoulaye Baldé wala bokk Omar Sarr ñu fas yéene assister nag ci yëkkati malaanu kiirlaay bu député maire bu Ndakaaru. fexe nu ñuy li ñuy dindee immunité parlementaire maanaam ngir laayu député yi mu bañ a nekk loo xam ne dafay banal. parce que dafa war a nekk exception war nañ mën a def eh bien législature bu mu jeex te du ci am donc loolu yëpp day tax rek jàmm gën a am ci réew mi jàmm gën a dal coow li ñuy coow nii du coow lu pour man bu amal njariñ askan bi coow nañu tëj nit du ñu tëj nit c'est pas ça qui est plus important pour man muy député majorité muy député opposition coow li war a tax assemblée nationale yëngatu mooy coow loo xamante ni dafa war a jëm ci nan la ñuy jaar ba njàng mi gën a dox wala nan la ñuy jaar ba faj bi gën a yokku. li ni mel nag bu wéyee dina néew loolu waxtaan diggante nguur gi ak ñi fare ci kujje politique bi. jaajëfal ko bu baax Alassane Ba yéen sant nañu leen gërëm leen yéen ñi farewante machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti Chérif Dia dina fi teew faram fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.